Salut amis internet di Seneweb TV seneweb.com di amaat mbégte ak contentement comme ni ma koy waxee saay su ne di leen dalalaat fii nag ñu taxaw ñu ngi biir Mbour nag jamono ji yaakaar naa ne depuis un mois benn rek mu événement moo fi daal di xew sénégalais yeeg àdduna wërngër këpp duñu koy wutee nee naa la fépp fu àdduna nekk rek bu événement bi xewee da ngay daal di ñëw loolu lan la leen rek la mooy li nga xam ne moom di lël bi nga xam ne nag moom la ñuy faral di def fii ci Mbour mu bokk ci ñoom di tradition lu tax nag ma ni dafa bokk ci ñoom tradition la góor gu mag googee di Mady Coté moom nag moom moo ko fi indi woon depuis 1904 depuis loolu nag nee naa la ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Mbour wala ñi nga xam ne fii mooy seeni d'origine dañ ko daal di def li nga xam ne moom di seeni culture ci culture boobu nag nee naa la tey li nga xam ne nag moom moo di njeexatal gi tey ak suba lay jeexee parce que depuis un mois ñu ngi duggoon lool nekkoon ci cérémonie bi mais nag week-end bi la ñuy daal di ko tëj jeexal ko ci biir loolu nag dañuy daal di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk diversité culturelle boobu nga xam ne moom moo am fii ci biir diwaanu Mbour nga xam ne nag langue bi nga xam ne wala ñi nga xam ne nag mooy sama mbokk soose yi mu nekk xeet boo xam ne dañ ci am solo bu baax a baax di leen fàttali rek ne buñ ne Mbour rek bañ ne séeréer dañ ci daal di teg soose na bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a sanc waaye tamit ñoom ñoo njëkk a fonk li di culture lël bi muy ay mandeng donc ci biir loolu Mohamed dañuy daal di doxantu waxtaan ak ki nga xam ne moom moo di le secrétaire général de la collectivité mandeng waxtaan ak moom lan moo initié lël bi nga xam ne depuis 1904 ñu ngi koy faral di def buñ ci jógee loolu ponk yi ñu war a waxtaanee bari na dañuy daal di xuus rek tàmbali liggéey bi di leen wax ne fii déjà Mbour mu ngi fees dell nit ñi jóge nañu partout daal di ñëw rawatina nag les Sénégalais de la diaspora nga xam ne lii dañ ko daal di fonk lool dañuy doxantu rek daal di dox ndànk dem ci ñoom monsieur Diop ñu ngi lay daal di nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax di am mbégte si dalal leen fi Mbour. léegi lii nga dugal mooy cëslaayu culture mandeng ndax wax naa ko sànq bi ñuy door dañoo suñu maam yi dañ fee ñëwoon après la bataille du Kansala ñu def migration ñëw jël booru géej gi jaar ay Fadiouth ay Fadial jaar par les îles du Saloum ba ñëw ba Mbour jàll sax ba Dakar ba Cap-Vert bi ñu fi ñëwee indaale diine mais bi ñu demee ba toog ba si kanam mu am ay feebar yu bari yu wàcc si dëkk bi ay jigéen wérul di gaañu ay xale yu ndaw di gaañu ñu waxtaan ñoom mag ñi ne nañ dellu Gaabu en Guinée-Bissau fa nga xam ne fii fa la ñu soqe ko la ñu fa bàyyi muy aada ak cosaan ñu indaale ko loolu moo indi cosaanu kankurang fii Mbour 1904 la ñu yebal Baye Mady Coté waxtaan yebal Baye Mady Coté mu dem Gaabu dem Bissau indi cosaan boobu ak aada bi muy le rite initiatique nga xam ne bu ñuy dugal xale yi si lël personnage mythique boobu di kankurang moom mooy protéger lël bi di protéger wàllu dëkk bi indi nag saafara si jafe-jafe yu bari yu amoon si wàllu woowu si wàllu dimension ésotérique bi loolu mooy cëslaayu kankurang yeggseem si Mbour ñu di ko def nag depuis 1904 maam yi bàyyi indi woon ko fi bàyyi kook suñuy bàyyi ak suñuy nijaay yi ba mu yegg si tey donc bañ koy def ak léegi toll na si téeméeri at ak fukk ak juróom-ñaar 117 ans ñu di ko def buñ koy def nag dañuy dugal xale yi lël yi fii Mbour am na site yu bari yu abrité ay lël ñu dugal fa xale yi mais buñ leen fa dugalee dafa am lu ñu leen fay jàngal si wàllu taxawaay naka la ñuy dugge àddina naka la ñuy nekkeek seeni morom naka la ñuy nekkeek seeni mag seeni baay seeni nijaay loolu yëpp si biir lël bi lañ leen koy jàngale am na façon boo xam ne bii moom lañ leen koy jàngale si ay signes ak si woy ak si wax. Parce que la collectivité mandeng, c'est-à-dire le kankurang, dañ ko reconnaître comme patrimoine immatériel depuis 2005 par l'UNESCO. Donc li nga xamante ne ni comme nu may wax Signo Yabadiya bi dañ ko bokk ak waa Mbour dëkkandoo waa Mbour mu wax ñu nag ñu réfléchir ko benn concept bu nga xam ne
dina mun a am njëriñ ba nga xam ne bépp doomu Mbour dina si mun a gis boppam si Kankourang. Donc ba mu ñu confier loolu nag diaspora Mbour dafa rëy parce que am na ñu nekk États-Unis ñi ñu ngi Canada ñu ngi France donc voilà large diaspora fépp doomu Mbour si nekk si diaspora bi rek am nañ benn groupe ñu ngi si biir te lépp lu ñuy liggéey dañ koy liggéey pour Mbour. Pour li nga xamante ne nii mooy Kankourang bi ak li nga xamante ni mooy collectivité bi ak li nga xamante ne dañ ko bokk ak nit ñi comme nu mu ko waxee muy li nga xamante ne sunu aada mu ngi fii depuis 1904 ça fait 117 ans ñuy dund lu mel noonu. léegi lu bees loolu mu sant ñu liggéey mooy le concept du septembre Mandeng ñu mun si réfléchir ba nga xamante ne ni ban njëriñ la ñuy amal dëkk bi ban njëriñ la ñuy amal communauté par rapport ak opportunité yi nga xamante ne ni moo ñu sekk. muy l'aéroport de Diass, l'aéroport international, le tourisme balnéaire, même on a des projets ma yokk aussi sur le tourisme culturel. Donc loolu dafa nekk loo xam ne bu ñu ko defee dañ koy bokk ak waa Mbour parce que la collectivité Mandeng comme ni mu ko waxee association la depuis 90. Donc association c'est un but non lucratif donc dañuy réfléchir sur opportunités yi nga xamante ne ni Kankourang beeg gan yu fii ñëw ak tout ça dinañu offrir ay potentiel yu ñuy offrir ñu mën a xam naka la ñuy si profiter pour potentiel bu ñuy offrir avec les opportunités ñu mun koo séddoo ak waa Mbour mun ko bokk ak waa collectivité Mandeng mun ko bokk ak bépp doomu Mbour pour Signoya bi gën a dëgëral loolu. lu jël si affaire lël sunna suñu maam Ibrahima la depuis ci boobu la yonent yëpp jaar ci fi mu nekk yahudi yi ñoo koy def nasara yi duñ ko def ba mu yeggee ci nit ku ñuul yi tamit ñu koy def. léegi liñ ci juñu mooy moment bi nga mën a yar sa xale boo xam ne ëpp na juróom-ñaari at jëm kaw jàngal ko nu muy comporté woo ci diggante ak moom ak waajuram ni muy comporté woo ci diggante moom ak i magam ni muy comporté woo ci diggante tantam ak yaayam bi yëpp lañ koy jàngale ci kasak ni muy comporté woo tamit ci génne ci biti parce que comportement yooyu mooy li ci ëpp mooy li arab di wax adab mooy kersa waaw kersa dañ ne mooy nisful l'islam mooy nisful hayyu mooy nisful iman dañ ne kersa mooy genn wàllu gëm yàlla ci l'islam parce que su amee kersa rek yu bari dina ko jombal def ci yooyu pour ñu am kersa la ñuy jàngal xale yi ñuy am jom ñu am nu ñu comporté seen diggante mag yi waxin beeg yëpp ci la waaw ci lal bi. loolu sax d'ailleurs si projet yi ñu am nañ si projet pour labelliser ko nga xam dañ koy protéger documenter ko pour que bu ñu fi jógee avec la civilisation actuelle ñu jóge si oralité bi documenter loolu pour que xam-xam bi gën a mën a des. loolu mooy cëslaayu mbir mi. tey nag ñu ñëw si lël si benn si lël yi muy lëlu Sadio Kounda di këru cosaan parce que ñi jëkk a ñëw Mbour gannaaw ñoom ñi sant Jàmbang ñi sant Dafe ñi sant Sadio ñi sant Jàmbang ñoo ñëpp dañoo dugalante te fii Sadio Kounda bi dafa am lu mu tekki si aada cosaan bi diggante 1990 ak léegi ba ñuy samp collectivité Mandeng si forme organisation administrative bi ñaan yi mag ñi ñaan yi fii lañ ko ñaane fii la ñu samp def fi ñaan yi lu bari si ay secret si biir Sadio Kounda bi lañ ko def kon nag loolu dafa tekki loo xam ne Sadio Kounda dafa am cër bu rëy si aada beeg cosaan bi niñ koy def. ñu gis
nga ko ci sa wax collectivité maanaam commune bi yëkkati nañu somme bu tollu 15 millions de francs CFA jàppale leen ko li xaw a lëndëmal suñu xel xaw ñu jaaxal li toll ni état daal di yabal ay ministre am indi wuñ fi lu dul 5 millions en sachant que li nga xam ne moom moo di lël bi nekk na loo xam ne dafa daal di ngand ci ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ci biir Mbour. waaw loolu moom nit ki bu la joxee fistine sax gërëme ko du dëgg jox andil nañ ñu 5 millions mais bu ñu fàttali ko ne daaw joxuñu ñu woon ñun xalaatoon nañ xëj na dinañ ko doubler au moins parce que aussi quand même bu ñu waxantee dëgg nag am nay collectivités yoo xam ne dañ fiy jot ay 50 millions ou 100 millions de financement te ëpp ñu doole collectivité Mandeng nañ ko ñemeñ a wax nag aussi loolu c'est très important tey ku ñëw Mbour di dund le concurrent à Mbour xam nga ne léegi de partout au Sénégal maintenant Mbour mooy capitalu Sénégal pendant le mois de septembre kooku c'est indéniable. Moi qui vous parle, j'ai au moins une dizaine de personnes yoo xam ne tout le mois de septembre ils sont là mais les week-ends de Kankourang des fois je vais jusqu'à 30 ñoo xam ne ay jarbaat lañu ay cousins et cetera te li ne si man moo ne si ñëpp kooku boo xoolee impact bi mu am sur le plan économique d'ailleurs on est en train de faire une étude d'impact économique boo xam ne université des professeurs d'université ñoo koy coordonner pour xool apport financier aux collectivités Mandeng dans l'économie de Mbour pendant le mois de septembre et dans l'économie nationale ma jox la rek benn exemple Auchan dégg naa première année bi mu njëkkee ubbi bi samedi jotee ils se sont demandé lan moo xew Mbour tellement il y avait de l'affluence ñaari samedi yële yëpp les vidéos ñu ngi circuler dañoo tëj à 10 heures ils avaient bloqué les portes tëj parce que y avait trop de monde xalaatuñu woon ne mën nañ contenir tout ce monde là bon les commerçants gis ngeen les Sorouba qu'on organise les ñaaka bon comme li ma la wax kuy héberger ay 30 personnes ay 20 personnes te jongoloo ça veut dire que déjà ceeb bi diwlin bi lépp nga dox daal les taxis tout ça donc vraiment y a tout un tissu économique boo xam ne vraiment collectivité Mandeng mu ngi koy dundal te loolu war na am un répondant également au niveau national à la dimension également de ce que nous représentons quand même parce que Mbour fait 1 million d'habitants ça c'est évident c'est les autres qui nous disent on est 600 000 ou quelque chose comme ça mais réellement pour ko xam Mbour xam ne bu ñu defoon un recensement comme yañ doon def ca jamono di nga xam ne Mbour romb na loolu te mënoo ne quand même la collectivité Mandeng représenté wu fi au moins ne serait-ce que 10% des populations ça fait au moins 100 000 personnes quoi donc vraiment poids économique poids démographique loolu yëpp a ngi si. xam naa nag lël bi am na président cellule bi am na fi tamit suñu mag ñoo xam ne ñi dinañ leen mën a wax fonctionnement lël bi lan mooy aada beeg cosaan bi suux bi si nekk ak li nga xam ne ñun dinañ ko fësal ak li nga xam ne mënuñu koo fësal. D'accord en fait ci biir wax ji dafa am ay points yu am solo yoo souligné parce que nee nga à l'époque da ngeen doon dund ci yenn situation yoo xam ne dafa metti woon maanaam ku juróon doom sa doom da daal di génn àdduna koo xam ne tamit sëy na day toog lu yàgg moom it du am doom est-ce que loolu ci société maanaam ci xeetu Mandeng rek la amee woon wala en même temps séeréer tamit dañ doon dund soor boobu. dëkk bi yëpp ko doon dund. D'accord dëkk bi yëpp moo doon dund loolu. Mbour ndax ni mu tëddee woon Mbour dañoo bokk ak séeréer yi bokk ak lébu yi bokk ak tukulóor yi bokk ak naar yi. si jamono boobu sax lu ñuy def dans période coloniale bi am na mag ñu nekkoon fii bokk si collectivité Mandeng muy ñoom suñu maam Sana Dafe ñoom maam Cheikhul yi maam Cheikhou Dafe nekkoon nañ fii luñ daan dogal si dëkk bi ñu mag ñooñ dañ daan toog ak maam Medoune Diop nga xam ne waa lébu la nekk 11 maam toog ak maam Dembal nga xam ne ku amoon dayo la si tukulóor yeeg si aada bi toog ak mag ñooñu ñëpp ñu toog ak ñoom di waxtaan di nas bu ñu nasee ba pare la ñu dem wax ak colon bi donc bi dëkk bi jaxasoo noonu mu balaa bi wàcc si dëkk bi la soosee ne dañ dem jëli suñu aada ak suñu cosaan pour aar dëkk bi donc bu ñuy aar dëkk bi duñu aar soosee yëpp dëkk bi yëpp la ñuy aar parce que ni ko Moussa waxee sànq dëkk bi dafa aada cosaan Mandeng dafa lalu si dëkkandoo depuis la charte du Kouroukanfouga au XIIIe siècle loolu dafa bokkoon si les 44 points yi nga xam ne Soundiata dans la constitution Mandeng de Soundiata defoon na ko si muy dëkkandoo Signoya Badia dëkkandoo ak mbokkoo donc loolu dañ koy wéyal ba léegi donc ñëpp dëkk bi yëpp la Kankourang bi di aar guddi aar leen si
seytaane aal leen si musiba yu bari daal yemul si soose yi rek moo tax kankurang bu ñuy wax léegi dañ naan Mbour kankurang nga xam ne donc du soose yi rek ko moom dañ ko bokk ak waa Mbour rawatina nag ba mu nekkee patrimoine mondial immatériel. Papa est-ce que mën nga ñu wax ba xam am na différence entre xarafal ak lël. waaw xarafal bi xam nga dafay fekk moment boobu nit ki nekk ci métit nga mun ko garder mu tranquilliser mu toog soo seetee loolu ci nekk mooy ñu koy def benn yoon waaye bu dafa am cosaan boo xam ne dafa amoon ñuy wax kuyan ak kuyamba moom la léegi ñu koy wax forêt sacrée bon su fekkee ne xale yi dañ aas bu ñu leen du xarafale aas boobu dafay xaw a tuuti du ñu mën a maîtriser certaines njàngale ak li ñu leen jàngal ñuy xaar ba mu mot 15 ans wala 20 ans ñu dugal leen forêt sacrée waaw ci la ñuy wax naan ci lay doon yu góor ak yooyu la moo xaw a kooku xaw a méngoo rek waaye nag kon ñu islam daf ñu ba mu ñëwee la boole yëpp def fa benn waaw islam dafa yàgg Mandeng bien ça fait beaucoup de siècles du dëgg alors bu ma ko defee nit ñi léegi ñuy profité di ko jàngal xale yi ci lël yi xam nga moom mënul dem fenn yaa ngi ko bu si nga koy jàngal kasak nga koy jàngal nu mu comportement yëpp li ci ëpp ci kasak la rek kasak boo wax lël xale bi da nga fexe bu mu wattu kasak bi nga soo ko wattoo ba pare nga daal ko expliquer kasak bi lii lay firi lii lay firi lii lay firi ñu gis ne kasak bu nekk ak woyam woy yi bari nañ te dégg nañ ne woy bu nekk dafay am lu muy tekki. waaw parce que xam nga xelu nit ki doomi aadama day nàcc dem na soo dem ba réewu soose sax dafa am ay géwél spécial yoo xam ne kasak soose dañ ko def métier moo tax mënuñoo maîtriser lépp mënuñoo wax lépp nii la mel te bu ci ne dafa am njëriñ bu ci ne nag dafa am njëriñ waaw bu ci ne dafa am njëriñ boo xam ne njëriñu doomi aadama la waaw. woy yi à peu près ñaata nombre la wala xamoo leen. mënuma ko wax lu ma la ci wax rek loolu dama dégg damay wax ne am na géwél ñi ñoo xam ne yàlla may na leen xel boo xam ne mun nañu nekk si lël bi jël li ñuy wax kasukaay di kasak ba bët set lu ñu dellu ginnaaw. bu jeex rek ñu teg fa beneen. bu dellu keneen remplacé ko parce que ki koy def dafa fekk mu maîtriser ko mu xam ko mu dégg làkk bi aussi mu dégg soose dëgg c'est ça. papa lan mooy selbe. selbe mooy nit koo xam ne dañ ko ñu tàggat ci lël nga jongu ci lël ñu tàggat la comme ñu initié la ni nga war a comporter woo yëpp ak teggi ni nga war a am yëpp ci biir ak surtout téye làmmeñ téye sa làmmeñ lu ci sa yoon si lu mu nekkul bu ci dugg ci loo xamul dara bu ci wax dara luñ la mënta wax soo koy nettali tamit na nga xam noo koy nettalee nga amandu nii bu ci teg loo xam ne bokku ci yaa ngi dégg te yooyu xam nga dafa bokk ci lislaam surtout jëw ci la bokk parce que sooy jëw yaa ngi wax loo xam ne xamoo ko sooy jëw yaa ngi créé loo xam ne waroo ko wax yooyu yëpp ci la dañ koy interdit li ko jàngal xale yu mu moytu ko mu bàyyi ko waaw moo tax te kersa bi mooy dañ lay njëkk a jàngal sax ñu ne kee baañaa mooy bëtu mag xale warul bëtu xale mu warul taseeg bëtu mag ñaari yoon su xamee ne kii mag la mu teggi bëtam xam nga koo kersa ci la bokk waaw
ci la bokk. maanaam daal suñuy valeurs yi njëkk yi ngeen di bëgg di delloosiwaat ci xale yi. ci moom dañ koy jàng c'est as bi ñu jongal xale yi dañuy ay xale tuuti waaye xale yoo xam ne fii mën nañu kasak su mais bon leen xaw a gàllankoor néewuñ ca réew ma ni ñu war a déggee làkk maîtriser ko maîtriser wuñu ko noonu waaye am na xale mbuur yoo xam ne fii suñu téelee fii kasak ba bërsa du ñu dellu ginnaaw fii yàlla may na leen waaye loolu formation bi ci 1 mois yi lay tënku. ci 1 mois lay tege bon day continuer la quoi parce que soo ci yowee ci 1 mois yàlla may la gudd fan ñu fekkee ba déwén da ngay dem delluwaat di jàngal say rak moo tax duñ ko fàkkee yow mi ci génn da ngay dem léegi ñenn obligé xale yi ñu yendu ci la lii jàngal xale yi kasak jàngal xale yi ñu gën a comportement ay passing séeréer sax dañ koy def yu olof am na la ci caas dañ koy def ay di junj wax di junj ay kii boo xam ne pour di nga nit ki xam ne li ngay bëgg a wax ni loo ko wax nga dégg ko mais di nga xam nga li muy wax waaw. mu mel ni ba tey ci biir lël bi diversité culturelle bi dafay daal di feeñ nit ñi fu ne la ñuy daal di jógee du soosay rek la ñuy daal di dugal lël. absolument ubbeeku boobu moo tax ñu te ni mu ubbeekoo dafa fekk ñun si biir soose yi dafa am soose yi dem jëli soxna si biir naar yi ñii jëli soxna si biir lébu yi si lébu yi tamit ñëw jël soxna si biir soose yi donc mu nekk un brassage indi benn diversité culturelle boo xam ne bii constitution Mandeng ni mu constitué woon si njëlbeen léegi dafa yaatu man mii sama yaay soose la sama baay bambara keneen baayam di soose yaayam di wolof waaye yaay di séeréer donc mu indi un métissage un brassage culturel boo xam ne bii loolu dafa nekk si richesse patrimoine Mbour diversité culturelle diversité ethnique diversité religieuse parce que foo soose boo gis fii Mbour am na maamu catholique ndax ñoom Faajut la ñu jaar koo fi gis fii soose en général kër yi ñii dañ genn wàll gi nekk ay chrétien genn wàll gi nekk ay jullit donc mu nekk diversité religieuse diversité culturelle ethnique bu indi une stabilité sociale stabilité et cohésion sociale loolu mu nekk valeur boo xam ne bii dañ koy pérenniser moo tax si biir lël bi di nga si gis soose di nga si gis koo xam ne kii du soose di nga si gis koo xam ne kii yaayam mooy soose baayam di wolof wala baayam di soose yaayam di séeréer donc diversité boobu day feeñ si biir lël bi. c'est-à-dire sunu waajur yi dafa am lu ñu gëmoon muy soose si mooy lu ñuy wax suñu yaa badiya dëkkandoo ak mbokk te loolu dafa nekk li nga xam ne dafa am importance trop sunu wàllu culture de telle sorte que ba bureau bu bees bi ñëwee secrétaire général daf ñu wax ñu réfléchir ko sur un concept bu ñu wax le septembre Mandeng comme ni mu ko waxee aussi Kankourang dafa nekk lu nga xamante ni ñaan la Kankourang ñaan la comme ni mu ko waxee sunu maam yi dañ ko indi woon parce que amoon na ay pandémie di ñaan yàlla aussi pandémie bi nga xam ne moom la ñuy dund depuis pratiquement 2 ans di ñaan yàlla pandémie boobu sori ñu jóge fi ba nga xamante ne ni daal lu nekk suñu ginnaaw lay doon donc loolu laa amoon lu may wax diaspora bi nag ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax du si liggéey lu ñu mun donc compétence yëpp ñu ngi si diaspora bi te compétence yooyu yëpp dañ koy jël rek uniquement pour jébbal ko sunu communauté. waaw Mouhamed nee naa la ba tey rek ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo organiser saay su ne lël bu mag bi ñii nag bokk ci ñi nga xam ne ñoom di les ténors waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer li nga xam ne moo di cellule yi nga xam ne nag moom moo composé lii di collectivité bi dañ leen di bàyyi ñu nuyoo rek ñu tàmbali waxtaan bi daal di leen nag wax li nga xam ne mooy li yitteel sénégalais yi waaye yitteel population bu rawatina cellule yi nga xam ne moom la ñu daal di créer pour gën a dooleel association bi papa nuy naa la. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Pape Malang Camara. papa cellule yi ngeen créé ci biir collectivité Mandeng lan moo ko waral. waaw la collectivité Mandeng association bu yàgg la boole doomi soose yi nekk Mbour yëpp mais Mbour dafa am benn spécificité c'est-à-dire Mbour quartier yi dañ koy cosaanale ay xeet
donc les Mandeng bokk ci ñi nga xam ne ñoo jëkk a nekk ci Mbour mu am ay quartiers yu fi nekk cellules yooyu dañ ko duppe quartier yi parce que quartier yooyu fa la soose yi dëkk mooy Coose Est Coose Ouest Santasu Woyinkakunda ak Diamaguène foofu soose Mbour yi fa la ñu cosaanoo fa la ñu dëkk suñuy maam foofu la ñu dëkk muy fii ñu nekk nii tey di Coose Est cellules yi dañ ko duppee quartier yooyu ñu ne Coose Est parce que quartier bi Coose Est la tudd ñu ne cellule Coose Est cellule Santasu parce que quartier ba Santasu la tudd Santasu mooy këri kaw ci soose donc association bi waa ko day dajale les Mandeng de Mbour ñu ne woon nag léegi waa ko quartier bu nekk ñoo bokk cosaan bi ak aada bi quartier bu nekk di ko def léegi dañuy jël quartier yooyu nga xam ne ñu boo leen dajalee mooy la collectivité Mandeng fu nekk ñu def fa benn cellule loolu moo indi cellules yi. Voilà. loolu moo indi cellules yi ba tey moo métti ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite cellules yi la daal di bokk dañ koy bàyyi mu nuyoo rek ñu woyal ndi waxtaan bi papa nuyu nañ la. aleykum salaam wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp waaw. Abdoulaye Bari man maay président cellule Sadio Kounda. Coose Est mais Sadio Kounda lañ koy dàkkantal waaw. d'accord Pape sama papa jiitoo ko wax na li nga xam ne moom moo waral création cellules yooyee est-ce que cellules yi depuis bi ngeen ko créé ba léegi am ngeen ci li ngeen ci bëggoon. satisfaction totale lañ ci am parce que mooy tax collectivité Mandeng am référence foo xam ne fii bu problème amee ci cellules yi ñu mën leen a wax exactement ce qui s'est passé waaw donc loolu mooy création cellules yi cellule bu nekk dafa am président am trésorier am secrétaire général am chargé de l'organisation am commission santé am yëpp sous la direction du président waaw léegi man maay coordonner tout ce qui se fait au niveau de la cellule c'est sous mon autorité waaw man maay coordonner tout amul kenn koo xam ne kii ci cellule bi di nga jël def benn action sans que mu am sama consentement waaw je coordonne tout. ci biir cellule yooyu mën nañ ne durant ces 1 mois ku ci nekk dafa am lëlu boppam wala. waaw dafa am lëlu boppam parce que 5 cellules moo fi am au niveau de Mbour cellule bu nekk lël la waaw loolu mooy les 5 cellules de la collectivité Mandeng de Mbour waaw. d'accord est-ce que tey bu tëj bi jotee maanaam ci njeexital gi bu daal di jotee dañuy regrouper cellules yëpp daal di tëjandoo yóbbeendoo selbe yëpp wala nan lay demee. cellule bu nekk dafa am ay njulleem bu ñu toogee ba 17h ñu commencé delloo njulli seen kër parents yi mais cellule bu nekk mooy def opération boobu duñ leen dajale ñoom ñëpp cellule bu nekk ñi nga xam ne mooy ay circonsigne ñoom lay jël delloo leen kenn ku nekk ci say parents. mais ñu gis ne yow wax nga ko ci say biir wax encore ne nga am na ci yéen ay collectivités yu ñuy financer 100 millions 50 millions te ëpp ñu leen est-ce que yéen bien vrai que naka collectivité bi yàgg na parce que depuis 1904 du léegi est-ce que yéen a ngi ci doon dox ay jéego pour rek financement yooyu yéen ngeen mën ci bokk ba boo leen xewle tey li nga xam ne moom moo di lël bi biir Mbour doo leen sonn. waaw moo tax ma ne la on a commandé une étude d'impact économique dinañ def étude d'impact sociologique et cetera pour ñu mesurer loolu les cartes de membres également qu'on est en train de vendre c'est pour faire un recensement exhaustif de nos membres ak également sur le plan professionnel âge catégorie et tout ça parce que dafa am partie boo xam ne aussi ñun ñoo ko war a liggéey wane suñu bopp wane suñu dayoo poser ko avec des certifications yoo xam ne avec l'ANSD et tout ça yoo xam ne vraiment kenn du mën a weddeeti waa ce qu'on pèse bu boobaa di nga mën a nag poser vraiment le problème pour demander li nga moom réellement mais ce qu'on fait là c'est juste des estimations c'est purement empirique mais c'est pas encore scientifique mais il faut que scientifiquement qu'on puisse prouver tout ça daal inchallah. est-ce que mën nañu xam par exemple chaque année ñaata fonds ngeen di récolter ci montant nan lay faral di toll ak tamit boo leen defee seeni dépenses est-ce que di ngeen di dese dara parce que tamit yombul.
1 mois ngeen di nekk lal cérémonie bi day dem tey gis nañ ne yi ñu ngi ci li nga xam ne moom moo di njeexital gi gis nañ ne bâche yi ñu ngi partout gis nañ ne tamit yéen a ngi togg di joxe di frais mën nañu xam exactement somme bi ñaata la ngeen di récolter avant ak boo leen paree ba xam di ngeen dese daram di. waaw loolu ça varie en fonction des cellules xam nga cellules yu tolloowuñu parce que ci quartier traditionnel rek lañ nekk tey benn cellule mën na am par exemple benn poids boo xam ne mën na engranger 5 à 6 millions de recettes brutes quoi par année am na koo xam ne xëj na 3 millions lay def mais loolu yëpp dafay dellu si également ci fonctionnement cellule bi parce que c'est en fonction des quartiers wala dafa am nombre de cellules yoo leen conserver. non conserver ko parce que au début benn amoon après 2 après 3 noonu lay demee rek en fonction ni dëkk bi évoluer am nañ sax cellule boo xam ne nekkul dans la commune de Mbour c'est à Mboulem et c'est reconnu dañuy demlante di kii mais dafa nekk ne le quartier traditionnel quand même des Socé c'est Coose Ouest moo fa ëpp kër yoo xam ne ay santu Mandeng lañ yor bu weesoo boobu mooy bii ñu nekk nii muy Coose Est noonu lay demee daal noonu lay demee donc cellules yi bokkuñu poids mais li si am solo mooy lépp lu ñu leen jox dañ koy delloowaat ci yaayu njul yi également c'est important parce que tey par exemple comme yaa ngi tudd finance ku jongal def si li si war di nga dépenser au moins 3 millions la famille parce que en dehors de li ngay yóbbu lël ba ay togg ak yooyu mais da ngay jàpp ne chaque dimanche am nga ngénte sa kër si misaal noonu lay demee parce que les parents SM de partout ñëw foofu la ñuy yendu les voisins aussi foofu la ñuy yendu fa la ñuy naane fonde fa la ñuy añee tu vois ce que ça représente. Oui, durant ces 1 mois tous les dimanches. mais en dehors de ce mois maintenant tous les jours da ngay togg ndekki fonde yóbbu lël ba da ngay togg añ da ngay togg reer pendant tout un mois ça ce qui représente un budget colossal moo tax aussi li cellules yi jot en général dañ siy delloo une bonne partie aux familles des circoncis noonu lañ leen di tuddee pour jàppale leen. Bon maintenant au niveau de la collectivité Mandeng aussi je te donne un exemple très concret tey on a reçu 5 millions de l'État amul 1 franc bu dugg ci keesu collectivité Mandeng on a tout restitué aux cellules à hauteur de 3 500 000 on a également donné aux femmes 500 000 et aux anciens mooy ñooñu la ñuy tudde les sages le million qui reste et puis voilà quoi noonu lañ ko distribuer parce que aussi cellules dañuy am ay charges. mais famille yi nga xam ne ñoom la seeni doom yi di duggalal est-ce que dafa am benn somme conséquent boo xam ne moom ngeen leen di fixer chaque enfant temps la wala boo amee nombre d'enfants temps la. non loolu amul tu ne donnes rien peut-être si je prends l'exemple de Cossé on te demande juste une participation symbolique de 10 000 francs c'est pour les nattes et autres quoi fi xale yi tëdd mais léegi ce qu'on demande ce qu'on exige de toi mooy añ reer ndekki rek ngay andi pendant tout le mois loolu rek la waaw. añ reer ndekki rek ngay indi pendant tout le mois est-ce que tamit tey xam nga nit ñi yemuñu kii mën na nekk doomu ministre kii nekk doomu DG kii nekk doomu baadoola est-ce que bu lekk yooyu ñëwee ku ci nekk dañ lay daal di ber nga lekk li la sa waa kër indi wala nan lay demee. non ñooy bokk lépp lël moom solidarité la lël boo fa duggee mënoo xàmmee doomu ministre ak doomu paysan quoi voilà añ ñi bu ñëwee aussi yow boo toggoon say ginaar kee togg mbaxalam aussi du feeñ quoi. du feeñ les circoncis ñoom ñëpp ay bokk li ñuy lekk et puis voilà quoi voilà du feeñ daal du feeñ la preuve gis nga ñoom ñëpp ñooy bokk ñooy nuroo mbubb yu ñuy sol boo duggee doo leen xàmmee. mais est-ce que mës ngeen am wala mu dal leen benn at boo xam ne bi ngeen defee ba tëj nag ba pare nag xoolaat seeni dépense gis ne da ngeen a perte bu baax ba ay dette fekk leen ci. Bon ça dépend des cellules rek mooy li ma wax parce que lépp aussi question d'organisation la. Parce que aussi une bonne budgétisation suppose nga def des projections xam nga say entrée xam nga say sorties et tu dépenses en fonction de tes moyens mais soo jéemee dépenser plus que tes moyens également si loolu daf la siy fekk loolu moom waaw mais comme j'ai dit également am na ay améliorations yu bëri on a maintenant les cellules tendent à avoir même un patrimoine la cellule de Woyinka am nañ seen terrain bopp ñun aussi Cossé on est très avancé si loolu on a acquis un terrain donc qu'on doit finaliser dans les 2-3 jours pour également parce que ñi si ëpp aussi dañuy àbb fi ñu nekk quoi waaw il faut qu'on ait ça mais quand bien même on a un terrain boo xam ne ñun ñoo ko moom suñu tur la nekk qui fait 13 000 mètres carrés
à l'entrée de Saly là, donc vraiment loolu aussi ça représente quelque chose. Am nañ fa également des cantines yu ñuy louer qui nous rapportent 700 à 800 000 par mois, donc loolu aussi c'est conséquent daaw, c'est déjà quelque chose waaw. Si foofu nag lañ bëgg a def l'immeuble de la collectivité Mandeng, le siège, le musée de la collectivité Mandeng, boolewaale si un tourisme intégré boo xam ne nit ñi dinañ mën a ñëw am imprégné wu ci culture Mandeng ba pare te buñ buggee fanaan ak yooyu yëpp def ko loolu c'est des projets à long terme yoo xam ne am nañ ko incha allah. Voilà. C'est important. Également, on est en train de discuter avec certains maires pour ubbil leen ay ferme ak yooyu daal pour ñu mën ci waaw jëriñu daal. mais bu weesoo loolu Mbour comme ni ma ko waxee communes yi fi nekk bari nañu est-ce que communes yëpp wuy si nañ non franchement ñëpp wuñ suñu mais comme ni ma la ko waxee Mbuleem boobu ma wax dafa bokk ci commune Malicounda, donc ils sont autonomes dañu am seen maire bopp mais seen maire a ngi leen di jàppale comme ñun également ni ñu sunu maire di jàppale. Le maire de Saly également ñun ñii sax daf ñu jàppale te Saly la nekk, donc loolu c'est important aussi nit ñi xam ko. Donc am nañ daal solidarité entre les maires yi nga xam ne jege nañu, parce que Mbour quand même ñaari communes yooyu ñoo ko seq. Malicounda sax dafa tëj Mbour est dans Malicounda boo xoolee la commune de Mbour, après Saly moo si topp, mais ces maires là quand même ñu ngi ñuy appuyer avec le maire de Sandiara également. Dem nañu fa discuter nañ am na ay projets yoo xam ne ñu ngi koy mëbët ensemble quoi incha allah. papa ñu bëgg a xam tey njulli bu nekk wala xale bu duggulal bu nekk boo koy delloo ay waajuram dafay am cérémonie bu ciy topp wala nan lay demee. waaw xam nga Lely Socé buñ la dénkee seen doom ñoom dootuñu presque jigéen ñi dootuñu ñëw sax gisati seen doom pendant 1 mois dootuñu leen gis parce que coupé nañ leen complètement. Loolu aussi ci éducation bi la bokk parce que foofu la ñuy coupé diggante yaay ji ak doom ji. Yaay ji mën a toog lu yàgg du gis doom ji aussi mën a toog lu yàgg du gis yaayam. waaw donc léegi nag bu ñu toogee pendant 1 mois ñu jàngal leen li ñu leen di jàngal xamal leen li ñu leen di xamal léegi bu yëf yi jeexee nit ñu indi loon xale yi jox ñu ko ñun tam noonu dañuy demee ba ci parents yi delloo leen xale yi ñoom ñëpp dañuy ànd kër parent bu ñu dem ñu jox la say doom ni ngi ñu ko joxe woon ñu joxe la ko ci beneen anam bu ñu ñëwee rek déjà da nga gis ne yow bu ñu egsee ci kër gi rek yow sa kenn du ko wax kenn yow yaa gis ne kii ma joxe woon ak kii ñëw changement bii ma gis am na lu xew ci diggante bi bu ñuy dugg sa biir kër rek ak xale bi nga xam ne am na changement. dafay ànd ak ambiance wala. waaw du ànd ak ambiance parce que xam nga ñi leen garder woon ci lël bi ñi nekkoon ak ñoom sàmm leen ci biir lël bi jàngal leen lu bare ñooy ànd ak ñoom yóbbu leen bu ñu demee ba ca kër ga ñoom ñëpp ñooy ànd nag ñu bokkoon lël bi yëpp bu ñu àndee ñuy yóbbu par benn par ñaar ba ñëpp jeex ku nekk bu ñu demee sa kër nag dinañ ne sa parents yi la joxe woon ñu ne leen seen doom a ngi nii indi nañ leen seen doom li ñu waroon def ci moom def nañ ko ci bu egsee rek yow di nga xam foofu rek ci biir indi boobu rek yow di nga xam ne sama doom ji ma joxe woon changement bu rëy am na ci par rapport ak bi mu fiy jógee ak bi mu ñëwee. papa recensement njulli yi nan lay demee da ngeen ñoom ñooy parents yi ñooy ñëw ne bëgg nañ seen doom at mi ñu duggulal wala yéenay xool xale yi nga xam ne mat nañ duggulal ngeen dem wax ak seeni parents pour ñu duggulal. non ñun duñu dem wax ak parents xam nga parents yi mooy dima la wax configuration bi la quartier Mandeng la presque chaque année am na xale yoo xam ne yi toll nañu ci âge yi circoncision muy ñun ñii man mi dëkk bu sumay doom tolloo ci war a def loolu man maay wax ak communauté bi loolu tax ñu def cellule bi donc léegi ñoom man daa ñëw ci cellule bi ne man de ren am naa ay xale yu ma war a dugal ci lël bi keneen tamit ñëw noonu c'est un quartier ñëpp ñëw ku nekk parce que ñoom ñëpp ñoo bokk communauté bi ñu ñëw ku nekk bu kiyee ak yooyu ne bugg naa am ñaari goos kii ne am naa ñett kii ne am naa ñeent kii ne am naa ñu dajale leen nag def lël bi ñu dajale leen dugal leen ci biir leen bi ñu daje jëli kenn ñoom du ñu dem jëli kenn ñoom seen bopp ñooy ñëw loolu d'ailleurs moo tax ñu créé cellules yi parce que quartier bi quartier Mandeng la bon ku ci nekk yaa ngi sa kër mais am nga ay doom bu motee xam nga année bii la wala damay bàyyi ba déwén jéeg ma boole 3 wala 4 yow yaa xam parent bu ne bu amee nag chaque année buñ koy def yow nga indi dugal leen nga defee nag yaay yore nag seen lekk
seen añ seen reer seen ndékki ku nekk yaay yore li ngay kii ak yooyu ñëpp ñu rassemblé yëpp ci biir d'accord papa est-ce que mën nañu xam maanaam âge bi ngay commencé duggalal ban âge la ba xam dafa am âge boo leen définir ne foog mu mat temps pour dugg wala amul âge gone mag ak ndaw ñëpp mën nañ duggoon. amul âge gune mag ak ñëpp mën nañoo dugg waaw mais ci biir circoncis yi dafa am koo xam ne kii fàtte naa la ko wax mooy le Kuya Mansa mooy c'est le gardien du temple. Il est secondé par 2 personnes kooku mooy éduquer les enfants les circoncis moo leen di jàngal tout ce qu'ils doivent savoir dans la collectivité les chants et tout ce qu'ils doivent savoir je vais m'arrêter là parce que je veux pas. secret yi ngay bañ a dévoiler. je veux pas dévoiler les secrets. nangul nañ la ko papa. d'accord loolu moom daal. moom laa wax parce que bu ñu demee nag ba. bu ñu fanaanee lu ñuy wax faniqué di woy ba bërset à partir de 6 heures on amène les circoncis à la plage à la mer ils vont se laver parce que xam nga toog 1 mois alors ci condition yooyu. d'accord premier jour bi ñuy génn dañuy dem géej. waaw bu ñuy génn demain matin dañuy dem géej. demain matin waaw sangu leen après ñu ñëw après nag cérémonie yi commencé nag. ñu commencé def li nga xam ne kenn du ko wax. d'accord papa mais dafa am lu ñuy xaw a jaaxal di tracasse suñuy bopp yi mooy que ni buñ nee lël ñu bari dañ naan lël dafa différent ak li nga xam ne moom moo di xarafal parce que mën nañ la xarafal ba pare sax nga dugg lël ñii ne mën nga dugg lël ci biir lël bi ñu xarafal la yéen a ngi toog parce que lël ñu ne dafa bari façon yéen a ngi toog ba Mbour nan lay demee. Mbour nii lay demee dañuy lay xarafal ci biir lël bi am na ñi nga xam ne seen âge xarafal nañ leen ba ñu wér sax mais dañ leen di indi ci biir lël bi parce que am na fa ay njulli yu fa nekk ñu ànd ak ñoom jàngandoo tout ce qu'il faut et ils vont faire 1 mois comme tout le monde 1 mois di jàng affaire yi li ñu war a jàng yëpp waaw mën nga nekk xale. ñu xarafal la mais am na âge boo xam ne bii tamit doo ko passé waaw pas dépasser les 12 ans 13 ans waaw. d'accord voilà. Mais par exemple tey keneen boo xam ne moom xarafal nañ ko hôpital ba pare boo leen di duggalal mën na ñëw duggalal. su dee xale la. mën na ñëw dugg si lël bi parce que dafay nekk ak ay moromam ba lël bi jeex. waaw di jàng li moromam yi di jàng waaw. lël bi nekk Mbour ak bi nga xam ne moom la ñuy pratiquer Casamance est-ce que am na différence. man nag xaw ma waa Casamance mais je sais que ce qui se passe ici man naa laa wax ne daal c'est pas la même chose. waaw c'est pas la même chose. merci beaucoup ñu leen di jaajëfal ñoom ñooy nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gérer cellules yu bëri yi nekk ci biir collectivité wu Mandeng bi Mbour nga xam ne nee naa la cérémonie bi ñu nekk ni tey mu nekk njeexital gi dafa am solo lool ci ñoom papa kàddu yi rafet na nice na ñu leen di jaajëfal rek di leen bàyyi ngeen tàggatoo. waaw yow ñu ngi leen di remercier parce que aussi ñun tamit li ñu nekkee rafet na baax na aussi nit ñi di xam am information xam nekk li nga xam ne moom la ñuy def ci biir lël yi waaw cellules yi aussi lan moo tax ñu créé ko loolu tamit baax na nit ñi xam ko waaw comme ni ma ko waxee ci départ bi rek cellules yëpp ci quartier Mandeng yi la ñu nekk fi Mandeng yi dëkk rek waaw donc nag suñu dëkkandoo yi aussi olof yi tamit éducation bi nga gis ñu di ko jox suñu doom yi mu neex leen ñoom it dañuy indi seen i doom du ku nekk Mandeng rek a ciy nekk de voilà ñëpp ku dëkk Mbuur ku ne macha allah boo gisee ne éducation bii doy na ma nga indi sa doom mu dugg ci biir bu duggee rek bokk na ci yéen macha allah voilà donc ñu nit dañ leen di gërëm di leen sant waaw di leen sant bu baax a baax man nag cellule li collectivité Mandeng yëpp man maay président commission boobu voilà donc ñun ñu ngi ñaan yàlla rek yëf yi jeex suba ak jàmm waaw jàmm ak salaam yàlla musal nañu bu baax ren moom vraiment amuñu benn problème lépp jaar na ci yoon kontaan nañu lépp jaar na ci yoon ñu ngi leen di remercier bu baax mu mel ni suba du yomb de yéen a ngi waajal waaw suba moom mooy loolu suba mooy suba incha allah c'est que sax peut-être mënu leen assister li ñuy def ci guddi gi mais bu ngeen ko assister woon di ngeen xam ne non ñun ñu ngi fii ñun nee naa la
ñun demaguñu. waaw nee naa Seneweb moom nee naa la quand c'est important rek da ngay daal di gëstu rek gis ko ci sa wet. en tout cas dina neex torop torop nag foo foog neex rek dina ko neex. D'accord. surtout fii nag parce que fii c'est la maison mère. C'est ça.